mbokki internet Chronoactu dal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene koo doore ak wàllum njàng mekk njàngale mi ak jafe-jafe yi ci tab bi am na ci mbootaayu syndicat mi ñu tuddee G7 juróomi ci ay syndicat wu jàngalekat nangu nañu rek daal di xaatim déggoo ci seen diggante gouvernement bi ngir dakkal seeni ay grève ci jamono jooje nag ñii di waa SAEMS ak waa CUSEMS ñoom daal nañuy xamle ni faaw ñu delluwaat ngir dem ndaje ji ak seeni ay naataango ndaje ma ñu ngi koy amal ci altine ji xool ba xam lan lañ ci fas yéene dogal ñii di waa G20 di geneen mbootaayu syndicat wu jàngalekat ñoom nag niki tey ci suba daal nañuy jano ak taskatu xibaar yi daal di naqarlu bu baax a baax doxalinu seeni naataango yafare nag ci G7 ndax nee nañu feewalu gi daal gënalu leen benn yoon mbootaayu G20 fas yéene wéyal xeex ma jëmale ko ci gàllankooral wàllum njàngameek njàngale mi ya situation école bi moo ko demandé parce que école bi am na crise école bi am na jax-jax gouvernement bi woote na daje na ak i syndicat muy syndicat yi nga xam ne ñoom lañ tudde syndicat yi nga xam ne ñoo plus représentatif muy waa G7 daje nañu bi ñu dajee am na lu ñu proposé am na lu ñu diggee ba ñu ko diggee am na juróomi syndicat yoo xam ne signé nañu am na juróomi syndicat yoo xam ne ñoom dañ ne bala ñoo signé dañuy seeti ñi nga xam ne ñoo leen yebalan donc situation boobu ñun waa G20 mënuñu ko rafetlu bien vrai que le gouvernement bi joxe xeebuñu ko mënuñu koo xeeb mais dañu xam ne mën naa ñoo am lu ëpp lii bu ñu àndan am lu ëpp mais ànduñu G7 bi nga xam ne bi sax ñoom lañ ne ñoom ce sont les syndicats les plus représentatifs ñoo dem élection ñoo gagné dañoo tasaaroo léegi G5 nga fay G2 nga fay alors que le G20 est là incontournable mënuñoo def dara ci Sénégal ci jàngale fi mu teel waxu waa G20 bu ñu waxut ak ñun ca kawet ñuy wax ak ñun ci suuf parce que xam nañ li ñu topp ci jàngalekat xam nañ aussi ñi ko jiite engagement bi ak détermination bi ñu yore parce que loolu moo am solo ñoom it xam nañ ne comme ni ko Mamadou Diop Castro doon waxee boo gëstoo gis boo lambee daj il faut nga ñime loolu tam moo dal les SG yeeg plénipotentiaires yi nga xam ne ñoo ŋànk G20 boo xoolee li ñu dig nga xam ne am nay jafe-jafe da ngay xool jàngalekat yi ñu ñuy yemal ay diplôme seeni salaire xaajutu tolloo te jàngalekat dafa sonn ñoo nekk dans les coins les plus reculés du Sénégal foo dem ci àll bi ñoo nga fa ku réussir tam ci jàngale nga yomb waxuñu ñu wàññi la ñuy jox ñi li mais dañ neen nañ yemale ñëpp la ñu wax ci liggéeykat yi Sénégal yëpp nañ ñeen yemale ñëpp loolu lañ wax nañ même ci biir jàngalekat yi neen yemale ñëpp mais li ñu signé am na lu bari lu ñu bàyyi nee nañ dañoo amaat ay beneen ndaje le 3 ak le 5 waaye yow yaa ngi daje pareegoo nga signé yow ndaje boobu est-ce que yow enjeu dina fa am ñi signé ñooñu signé nañ pare mais dafa am question yoo xam ne dafa am importance ci école bi yoo xam ne yii boo ko jëlul jàngalekat yi duñ ci gis seen bopp mais examen yi dañ leen di yóbbu la andiwaat bala da nga fay am ñaari fan des fois ngay dem ak dikk di paas boo amee ab 5000 ci la yem nga pare ñu ne leen kaay leen corriger bu ngeen di corriger ñaata feuille la ñuy jox instituteur bi bu corriger pare xam nga lu ñu koy wax merci alors que dans le même secteur de l'éducation les professeurs bu ñu corriger dañ leen di fay kay fay professeurs yi ne doo fay instituteur yi te dañuy corriger te correction bu métti la ñuy corriger double correction la ñuy def ñun véritablement moo tax ba ñu ne dañuy daje wax ak jàngalekat yi wax ak parents d'élèves yi ñuy déglu wax ak ñëpp xam ne xeex bi li ko waral lépp mooy gouvernement bi li mu doon wax lépp def li muy wax day signé accord mais bu ko signé pare du ko def léegi daal li ñuy def mooy ñun ba jóg jotee jóg nañu bien vrai que G20 moo jëkk G2 moo ñoo jëkk grève mais ñun suñu préavis dafay expirer rek ñu commencé nekk ci terrain bi ñu nee ci terrain bi ci la ñu sax G5 door a fekk ci terrain bi kon ñun ñoo ko ci jiitu li ñu ko ci jiitu moom tax na ba mën nañ ne tey ñoom ñoo mujj ñëw ñoom ñoo jëkk a signé li ñu doon xeex ba léegi moom la ñuy xeex def nañ nag plan d'action 5e plan d'action bi suñu juróomeel yónnee nañ ko le mardi premier dañuy def débrayage à 9h am ay assemblée générale am na ci yoo xam ne sax waa direction bi du G20 ñoom ñooy dem superviser ji ko ñooy dem Mbour ñooy dem Thiès ñooy dem Bambey loolu moom mën naa ko firndeel ne foofu moom déjà ñoom ànd nañ pour dem fa. wax ci wàllum politique neexoo ak dajalo mi ñuy lam-lame fan yi jëmale ko nag ci diggante APR ak waa PDS Abdou Mbow mi vice président ci assemblée nationale bokk itam ci parti APR daal na ci addu di xamle ni bés bu loolee anto bu mu bett kenn ci réew mi ndax nag président Macky Sall mi nga xamante ne moom mooy leader am nee na noppiwut benn yoon di dajale famille libérale bi rax si dolli itam bu dee ci opposition bi maanaam ci kujje gi gis nañu ay parti yi nga xamante ne ñu ngi booloo te bokkuñu benn gis-gis te monte de ñoom apéris yi daanaka ci PDS la ñu bàyyee ko waral nag mu jàpp ne tey bu fekkente ne war nañu jubawaat ngir daje àndaat loole lu ñuy rafetlu la war a doona wax ci atte mi ñu naroon attewaat di maanaam procès en appel ñeel imam Aliou Ndao ak ñi mu àndal ci kañ wàllum terrorisme tey jii lañ ko waroon amal waaye dañ ko mujj daal di dakkal ba fanweeri fan ci weeru mai bi ñuy dëgmal imam
Aliou Ndao nag kenn tëppawu ko dara biile appel soxalu ko benn yoon avocat mi koy layool maître Moussa Sarr moo ci gindi askan wi ñu teewlu ko. layoo bi tey dàq nañ ko ba le 30 mai pour que ñu mën ko layoo mooy avocat juróom-ñeenti accusé yi def appel li am solo ñu mën ko wax moo di ne imam Aliou Ndao dañ ko joxoon convocation pour mu ñëw wuy si cour d'appel tey chambre criminelle ñëw na ànd ak ay avocat bi ñu ñëwee cour d'appel woo na juróom-ñeenti nit ñi nga xam ne ñoom ñoo def appel ber leen benn côté ñi si des mu ber leen ci beneen côté ñu laaj procureur général est-ce que appel bi mu def dafa concerner imam Aliou Ndao représentant procureur général ne man defuma appel principal mooy man appel incident laa def moo di ne juróom-ñeent ñi def appel laa toftal suma appel mu tekki lan mooy ñeneen ñi nga xam ne ñëpp dañ leen seetaloon wecc defu ci appel kon ñooñu procédure bi am tey concerné wu leen bii ñëw la 30 tamit concerné wu leen même bu ñu ñëwee tamit mu di imam ak ñeneen dañuy ñëw mën na am cour bi am lu mu la laaj waaye bàyyi bi ñu leen bàyyi woon le 19 juillet 2018 loolu sax na dakk mooy imam Aliou Ndao kenn topp ko mbiru terrorisme yoon setaloon na ko donc procureur deful appel kon appel bi moom concerné wu ko pour ñu attewaat ko kon imam Aliou Ndao kenn du ko attewaat dogal ba sax na dakk donc loolu pour mu leer maintenant nag mën na ñëw pour bu ñu ko buggee déglu ci ay mbir concernant procédure bi mais moom mbir mi concerné tu ko donc imam Aliou Ndao set na wicc kenn topp ko dara. juróomi ñeenti ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom la biile appel daal di soxal seen avocat itam daal nay addu di xam le ni dañ leen war a seetal ba mu set wicc ndaxte lu ñu leen di toppee amut genn yoon dañ leen naxoon jëlee leen fii ci Sénégal yóbbu leen fale ci Nigéria ci wàllum utum xam-xam waaye demuñ benn yoon bu ñu sukkandikoo ci seen avocat bi ci jàng lan mooy wàllum terrorisme maître Amadou Ali Kane lay wuyoo ñu teewlu ko. atte tey bi mooy atte bu njëkk ci appel atte bi am na benn solo ndaxte wane na fu mu war a yeb wane nag appel bi juróom-ñeenti nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñaanoon pour ñu attewaat leen ñoom la concerné ñi nga xamante ne dañu leen bàyyi woon te defuñu woon appel ñoom bokkatuñ ci set nañu wecc juróom-ñeenti nit rek la ñuy attewaat ñooñu nag ma bëgg a xamal nit ñi que ñooñu luñ leen tuumal d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg duñ ci d'accord ba ila yow mi diin ñoom am na ñoo xam ne bëri dañu leen naxoon gëmloo leen ne que bu ngeen demee Nigéria foofu de di ngeen am possibilité yokk seen xam-xam ci wàllu l'islam di ngeen am possibilité am liggéey di ngeen am possibilité am ay bourse dem ci réew arab yi jàngi wala liggéey loolu moo taxoon ñu dem mais ñoom demuñu woon pour jàng naka la ñuy defee terrorisme naka la ñuy defaree ay bomb naka la ñuy yàqee réew demuñu woon pour loolu jamono yi ñu leen di téye nag boobu temps terrorisme dafa doon door a commencé ñëpp am tiitaange dafa mel ne ñoom ci kaw tiitaange lañ leen atte woon léegi nag tiitaange ba jeex na ñëpp xam nañ Sénégal amul terrorisme donc nag war nañ leen mën a bàyyi ñu dellu ci seen njaboot xam ne ñii duñu terroriste jànguñu terrorisme bëgguñu terrorisme xamuñu terrorisme bëgguñu réew mi terrorisme am fi loolu daal la ñuy laaj cour bi mu setal leen wecc ndaxte duñu terroriste dañu demoon foofu ci kaw ay naxe mbaay yu ñu leen defoon. mbokki internet Chrono Actu lii lañ indiloon ci xibaar ni ki tey jilee dig daje ëllëg lay doon incha allah si gën a jotaay xibaar jàmm ak jàmm.